mbokki téléspectateur Louga TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dalee nag jàmm ci xibaaru wolof yi nga xamante ne si moom lañ leen di bëgg a jottali fi nga xam moom mooy diwaanu Louga ak li ko wër bu ngeen taaxeerloo ñu dikk ak yéen ci ponk yi gën a fës. li ci gën a fës bokk na ci dina leen demal fi nga xam moom mooy quartier Grand Louga fi nga xam moom mooy diwaanu Louga foofu nag mouvement bi nga xam moom mooy MLF di gis ci sa bopp ñoom daal nag gisaat nañ seen bopp bu baax a baax ci njeexitalu weeru koor gi nga xamante ne si ne moom la ñu génn it ay masques yoo nga xamante ne si dañ ko préparé ngir le 2 bi nga xamante ci la élèves yi di war a delluwaat ci bérébu jàngukaay yi ñu séddale leen ko séddale leen tamit ak li nga xam moom mooy ay alcogel dinañ ci ànd ak Adja Marème Fall moom moo jiite boobu le kuréel. ba tey ci xibaar yi ci diwaanu Louga dinañ dikk ak yéen ci ki nga xam moom mooy Idrissa Tall di maire bu Ngidila moom nag dànkaafu na bu baax a baax nguuru Sénégal wax na leen daal li nga xamante ne si ne bu dee li nga xam ne daal dañ ko digoon askan wi bu dee mënuñu ko nañ ko teel a wax nit ñi ba ku nekk mën a demal sa bopp ndax kat boobaak léegi dige bi yàgg na ñaari weer ba léegi kenn gisul dund moom Idrissa Tall nag génn na ci poosu maire bi nga xam mooy maire yi Ngidila koppar yu takku séddale ko nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaanu Ngidila ak li ko wër dinañ ko teelu ci biir xibaar yi. Amadou Mbéri Sylla moom mooy président conseil départemental bu Louga di député ci assemblée nationale moom Mbéri Sylla nag ci ni nga xamante ne si noonu la ko baaxoo defee saa su ne ci digle président de la république ci ni mu ko waxee dem na nag fi nga xam moom mooy Ngidila ca lycée ba dem ca Mbéjéen naka noonu ca Kelle Gueye la mu fa doon amal nag daal lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa service d'hygiène ngir nag raxas bu baax a baax école yi nga xamante ne si ne ñoo nekk ci yooyu la diwaan ma ngi ca àndoon nag sous-préfet bu Mbéjéen di Mbay Si li mooy ponk xibaaru diwaanu Louga yi nga xam moom moo gën a fës bu ngeen teewloo ñu dikk ak yéen ci faram fàcce gi. meeru Ngidila Idrissa Tall moom nag ci joxe dund bu nga xam ne da ko amaloon ci ay bis bi ñu génn ci diwaanu Louga moom Idrissa Tall nag joxe na lu takku ci wàllu dund jox ko nag ñi nga xam ñoo nekk ci commune Ngidila ak li ko wër. boobule nag jataay taxoon sax moom meeru Ngidila Idrissa Tall Sénégal maanaam nguuru Sénégal gi daal war nañoo gën a bàyyi xel ci seen i dige ndax boobaak léegi ñaari weer ngi nii ñu dig askan wi ab dund te ba léegi furaas daal di xëddeen ñu déglu Idrissa Tall ci micro Ablaye Lo. fii mu toll suñu demee ci village yi ñu ñuy jox dana am ñoo xam ni ñoom noo leen tane te ñoom noo ngi jot mais xëy na bala mu yàgg état dana gën a baral ay jéegoom pour nu population bi mën ci jot ndaxte soxla nañu ko lool daal. fi mu toll dans 30 minutes ku ñëw incha allah da nga fi fekk commission bi nga xam ni moom moo koy joxe dinañ la jox sa dëwlin sa ceeb ak sa suukar pour nga mën ko yóbbu mën ko jëfandikoo ndaxte nit ñi soxla nañu ko lool. du bu ndaw sax far du bu ndaw ndaxte bu njëkk daanaka ñoo xam wala ñu la xam kese noo daan ñëw mais léegi yaakaar gi ko nit ñi yaakaar nit ñi dañuy jóge fu ne te li gën a yéeme parfois kenn dana ñëw laaj ko koo xam ni yaakaaroon woon ni kooku toll na foofu mais bu waxee da ngay xam ni vraiment jafe-jafe dëgg-dëgg am na ndaxte boo dee xool Sénégal ñi ci ëpp ci secteur informel ci la ñu nekk li ñuy dunde tey suba tey jii lañ koy mën a am na ñoo xam ni sax li ñuy dunde tey lañ koy toppatoo activités yooyu yëpp jékki-jékki li arrêté léegi loolu il faut mu feeñ ci bu baax a baax te nag mbir mi ku ko xam dëgg-dëgg weesu na fi ko nit ñi teg dem na weesu na foofu li ñuy wax daal mooy état nu bàyyi wax ji te jéem a jëf ndaxte ça fait 2 mois ñun maire yi nu commission yi taxawoon nu ne léegi nañu tànn ñi nga xam ni ñoom la ñu yaakaar ni noo gën a yeyoo loolu mais jusqu'à présent jotaguñu dara. way jàngalekat yi nekk ci diwaanu Louga ñoom nag ñi ngi xaar jëwriñ ji nga xamante ne si ne moom moo yor wàllu njàng ak njàngale ngir nag mu dimbali leen bu baax a baax ngir ñu mën a commencé waat seen année scolaire bi nga xamante ne si ne ñu ngi ko war a ubbi le 2 juin bi nga xam moom la ñu dëgmal. Cheikh Touré moo wax ci seen kàddu moom nag moo jiite kuréel gi nga xamante ne si ne moo lëkkale jàngalekat yi nekk ci département bu Louga. donc di xam ni tamit lépp pare na pour que xale yi mën a jàng si jàmm ak salaam désormais seen école yi autorité académique aussi promettre nañu si vendredi donc daañu jox kit yëpp. kii di daañu ñëw si jàmm ak salaam ñu jox ko élèves yi dispositifs yi aussi emploi temps yi préparé nañ ko bu baax rencontré nañ quelques professeurs yi fi nekk ak administration bi yëpp def nañu partage yëpp ba incha allah suñ le 2 incha allah yaakaar nañ ni lépp dana yem pour xale yi jàng prof ñoom moom ñëpp ñëw mais ñi nekk Louga ñoom ñu ngi fi mais ñi nekkul Louga ñoom ñëpp jox na leen seeni coordonnées yaakaar na ni balaa dimanche war nañu ñëw war nañu am rencontre ñu ak ñoom samedi pour mettre leen dans le bain pour que léegi bu ñu ñëwee le 2 rek automatiquement ils vont commencer les cours donc toutes les mesures ont été prises pour que léegi le 2 bu ñu ñëwee donc samedi incha allah on va tenir une réunion ici yaakaar na ni balaa samedi ñoom ñëpp daañu ñëw am na ñu mooy wax ñu ngi si yoon bi di ñëw am na ñu xam ne ñu ngi si dëkk bi
mais yaakaar nañ balaa samedi donc ñëpp daañu ñëw te bu ñu incha allah daañu waxtaan ak ñoom ñu xool nu ñuy partager tâche yëpp kenn ku nekk loo war a def nga def ko ñi ensuite suñu paree ñu commencé liggéey bi ba incha allah yaakaar nañ tamit am na rencontre démb hier on a tenu une vidéoconférence avec les autorités académiques ici à Louga donc jox nañu ay directives yëpp li ñu war a def nombre de classes yu ñu war a limiter à 20 élèves ainsi de suite les salles d'isolement yi ñu war a créer dispositif bi aussi pour comment dirais pour l'évacuation aussi des élèves en cas de malaise yëpp jël nañu dispositif yëpp incha allah donc yaakaar nañu balaa le 2 lépp dana yem te yaakaar nañu aussi donc li ñu xaar mooy ni kit yu demee bu fekkee ministre bi ñu demee ici à Louga bu ñu joxee kit yi donc amul benn problème léegi à partir de ca diwaanu Linguère la ñuy dem waxtaane nag fa li nga xamante ne moom mooy jàngoroy coronavirus yi nga xamante ne si ne jamono jii ma ngi fay lëmbe ak juróom-benni cas yi nga xamante ne si ne gis nañ ko foofu nga xam ne mooy diwaanu Linguère loolu nag tax na ba hôpital ba nga xamante ne moo nekk ca diwaan nga di hôpital Magatte Lô moom nag tëjuñu hôpital waaye tëj nañ yenn béréb ca biir hôpital ba la ko waral nag bokk na ci ñu ne dañu bëgg gën a yaxanal kaaraange ga nga xamante ne si ne moo am ca biir hôpital ba rawatina nag nit ñi mën a sàmmonte ak bu baax a baax ak geste barrière yi nga xamante ne si ne moom la ñu digle ki xamal kàddu yi nag moom mooy docteur Ndoye moom nag mooy médecin chef bu district sanitaire bu diwaanu Linguère. Amadou Mbéri Sylla di député à l'Assemblée nationale di président bu conseil départemental bu Louga ci lëkkaloo gu mu amal ak waa service d'hygiène moom daal xëy na nag pompe daanaka mboolem école yi nga xam ñoo nekk ci arrondissement bu Mbéjéen googu la pompe nag ndax tax Mbéri Sylla dikkaat bu baax a baax ci li nga xamante ne si ne moom la ay jëfam la ci fi nga xam moom mooy département bu Louga boobaak léegi ñu nemmi ko fi coronavirus Mbéri Sylla xam na ne daal ñi ngi ñaan parents d'élèves yi ñu jaaj bu baax a baax ndaw ñi ngir ñuy dëkkaat ci école yi te nee na ku fa ñëw it da nga nekk ci kaaraange ndax lépp loo xamante ne si ne jumtukaay la wala lépp loo xamante ne si ne day setal béréb ba moom xar na ci tànk tubéyam ñu déglu Mbéri Sylla ci micro Louga Web Média. ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu proviseur nga xam ni moo fi toogal proviseurs yi nga xamante ne ñoo nekk dans le département de Louga di nuyu le maire di nuyu chef de village di nuyu ñëpp di wax ni tey ñu ngi commencé désinfecter def lancement désinfecter les CM ak lycée yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi comme bi président de la République joxe instruction ni avant le 2 nañu fexe ba pomper école yi wax dëgg yàlla tey nag lancé nañu pour que préfet jël décision yëpp ak monsieur le gouverneur ak monsieur le sous-préfet ñu àndandoo pomper école yi ci département bi yëpp pour que mbas mi soriñu moo tax tey ñu lancé ko lépp luy lycée lépp luy CEM dañ ko pomper kattanu yàlla lépp set bu ñu paree ci foofu aussi dañ leen accompagner ci wàllu kit dina am ay thermoflash yu ñu joxe dans chaque arrondissement teg ko ci loxo sous-préfet yi dina am ay carton de gel yu ñu leen jox dina am savon yu ñu leen di jox dina am javel yu ñu leen di jox dina am masque yu ñu leen di jox kon nag ñi ngi ñaan ñu ubbi ko ci jàmm xale yi jàng ci jàmm lépp am jàmm mbir nag su amee ñëpp di ci àndandoo kenn ku nekk jàpp ci teg sa loxo comme li proviseur wax léegi proviseur le conseil départemental m'a menacé ménager aucun effort pour que école yi tegu ci yoon tabax bari na ay CEM yu ñu fi clôturé bari na ay salle de classe yu ñu fi def dafa fekk rek doo xëy mën a defandoo lépp mais ndànk-ndànk rek bu ko defee li ci des mën a ñëw tey daal ñu ngi koy lancé fii ci Ngidi la ñu am contentement comme ni président wax avant le 2 lépp tegu ci yoon. c'est peut-être gërëm leen encore une fois waaye wax ne daal li si gën a am solo dañuy bëgg a ñaax ñi nga xam ne ñooy parents yi waaye nag ñaax ñi nga xam ne ñoo yor presse bi parce que presse fi muy mën a àgg ak fi muy mën dugg defe naa ne buñ si waxee loo xam ne dina mën a tax jàng mi mën a jaar si yoon parents yi dinañ ko mën a dégg dinañ mën a gën a rassuré wu bu ko defee élèves yi aussi seen bopp dinañ gën a mën rassuré ndax élèves yi ñu yor si collège yi ak kii yi du ñu ay élèves yu ndaw a ndaw booy xool élèves yu xaw mag lañ conscient nañ xam nañ li ñu war a def il suffit ñu wax leen fi nga xam ne seen njariñ fa la nekk ñu jàpp feebar bi ni ñu ko war a jàppee bu ko defee jàng mi du am benn problème examen yi mën a am si anam yu mucc ayib beneen bi peut-être wax ne secteur u santé bi
dinañ ñëw ñi nga xam ne ñooy ICP yi ñoom ñoo nekk au niveau arrondissement dinañ ñëw ànd ak proviseur bi ak corps enseignant yi ñu jéem a xool nan la ñuy defee comité de veille yi ñu war a defar ci école bi ba nga xam ne acteurs yëpp dinañ ci bokk communautaires yi acteurs communautaires yëpp dinañ ci bokk pour mën a permettre jàng bi mën a jaar ci yoon waaye nag ñaan ñi nga xam ne aussi ñoo doon fréquenter lycée yi ak collège yi di jaay ñu jàpp ci rek xam ne du leen mbas mee tax ñu wax. COSYDEP bànqaas la goo xam ne daanaka ci wàllu syndicaliste lañ leen gën a miné waa COSYDEP nag ci diwaanu Louga amal nañ fi nag ab saytuwaat bu baax a baax laataa élèves yi di dellu ci biir classe yi Marthe Azène Khady Diallo moo jiite seen bànqaas bi nekk ci Louga ñu déglu ko ci li mu dénk suñu reporter Ablaye Lo. ak ñi fi toog ñëpp ak yéen suñu mbokku presse bi nga xam ne toujours ñooy bokk nekk sur le terrain dañuy wax rek ni COSYDEP d'abord ñu ngi rafetlu li nga xam ni processus bi commencement ba léegi depuis CRD ba léegi lu ñu def associé ko moo waral tey ma teew fii ci cérémonie lancement bi préfet invité ñu ci ñu koy remercier bu baax a baax gis nañ taxawaayam parce que moom depuis début bi mu ngi taxaw sur le terrain tout le temps mu ngi ñuy woo mu ngi boole mu ngi woo ñeneen ñi mu ngi laaj suñu xalaat itam muy loo xam ne dañ koy rafetlu ci liggéeyam tey lancement bi am na disposition yëpp jël nañ ko loolu la ñu jotee information ci CRD yeneen yi ñu convoqué woon wax nañu ñëpp nan la ñu war a defee reprise bi ñëpp dugal nañ ci seen loxo parce que gis naa leen ñoom ñëpp ñu ñëw ci concertation yi fi mu ne la ñuy xaar rek enseignants yi nga xam ne egsi guñu ñu egsi ak matériel bi ñuy xaar yaakaar naa ne bu yooyu ñëwee dinañu mën a reprendre ci conditions yu baax élèves yi mën a terminer. ñu woo itam communauté bi ñu gën cee jàpp ci geste barrière yi ndax am na loo xam ne mën nañ ko def ci école ba waaye am na loo xam ne ci yoonu école bi lay doon ak ca kër gi ñu jàppale ñu ci bu baax a baax ba ñu mucc ci li nga xam ne mooy mbas mi. quartier Grand Louga fi nga xam moom mooy diwaanu Louga foofu nag mouvement bi nga xam moom mooy MLF di gis ci sa bopp ñoom daal nag gisaat nañ seen bopp bu baax a baax ci njeexitalu weeru koor gi nga xamante ne si ne moom la ñu génn. it ay masques yoo nga xamante ne si dañ ko préparé ngir le 2 bi nga xamante ci la élèves yi di war a delluwaat ci bérébu jàngukaay yi ñu séddale leen ko séddale leen tamit ak li nga xam moom mooy ay alcogel. mën a tamit dund ak feebar bi parce que mi ngi fi génnagul pour mën a aar suñu bopp mu ngeen gisee lii nii yëpp comme ni ñu ko daan defee bàyyiwuñ ko ba léegi. mais ren dafa gën a restreint parce que ak feebar bi nii moo tax ñu defee ko nii sol suñu masque sensibiliser waale defaale suñuy berndeeg yooyu yëpp waaw ñu teniraale ko en compte waaw waroon na gën a mën a ala daw mi mais feebar bi moo tënk ñëpp waaw ñuy sensibiliser waale bu baax tamit encore une fois ñu jël masque yi utiliser gel yi te tamit jël distance bi waaw pour mën a mucc ci feebar bi. Adama Mbaye ñu ngi nuyu ñëpp ki turam ak santam waaw en fait tey di ngi ñëwoon pour firndeel suñu kóllëre jigéen ba tey maanaam par exemple comme ni ñu ko daan defee chaque année ci Laylatul Qadr di dernier jour ko lañ ko daan def tey nag mu tombeek mbas mi fi ñëw ci àdduna comme ni ñu ko daan faral di defee tey bu ñëpp di ko yëg tey ak feebar bi nekk fii tey jii mun ñu lu def ko ñi yemale ko daal moo tax comme ñun dañuy dox ci mouvement social par exemple comme tey li fi ñëw ni tey moo tax ñu commandé ay masque ay gel alcoolique pour dimbalee ko nit ñi moo tax comme masque yi ñu sol nii di ko sensibiliser nit ñi defar nañ tamit ay yeneen ak yeneen daal. moom déjà suñu maman la suñu lépp la vraiment moom mi ngi koy ñaanal. yàlla bàyyi ko suñu kanam parce que li mu def ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ seen bët parce que lu ñu fàng moom kenn du ko jeex vraiment moom ci social la mos a dox te ki lay dox ba léegi nii boo gisee lii nii yëpp moo ko waral aussi kon ñi ngi ñaan suñu mag ñi suñu yaay yeneen ñi ku ci mën a jàpp dimbali askan bi parce que soxla nañ ko. ndax yombul kii bi état d'urgence bi am na nii mais instant bii nii li ñu waroon def lépp nii ñu ngi koy continuer di ko def ñu ngi def ay ndogu mais ñu ngi koy def ak respecter lépp normes yëpp ñu ngi def ay masques wut ay produits di remercier Adja Marème ndax lii nii yombul ndax am na ñu bëri bu ñu defoon lii nii tata yu bëri bu ñu defoon lii nii je pense que ni benn instant nii dëkk bi dina jëm kanam quoi ba pare yu bëri dina wàññeeku ndax ni muy def social mouvement lié aux forces sociales te loolu lu nice la
te tey lu waral tey jii nii kii bi demee nii Laylatul Qadr bi feebar bi moo tax tey jii nii bu feebar bi amul woon amaan na lu daw alaa doome lay doon lu day nekk Laylatul Qadr bu neex mais instant yi nii dëkk bee ko laaj ak jamono feebar bee ni mel moo tax instant yi nii mënuñoo nekk fi di génn ci mbedd mi di manifester ak yooyu. lu leer nga wax ndax benn instant nii nit wóor ba ngoon nga jox ko mu lekk nit rek dèjà rek nga jox ko muy lekk nga jox nit muy lekk rek dèjà mu gën ngay tabax ay junni jàkk loolu lañ wax mais nit ki nga xam ne xiif na nga dundal ko mu lekk moo gën nga tabax ay junni jàkka lu rafet la def ñëpp buñ defoon ne moom gëm naa ne kon ay nekk kon doo gis kenn ku génn ci mbedd mi di traîner di wuti ji ay lekk ak yooyu noonu ndax mi ngi togg ay toggam dafa ay bendeem di ko jox ay doomu yàlla ñu koy lekk te loolu rek dafa rafet initiative bu nice daal la def moom loolu rafetul nañ ko trop. maa ngi tudd Mor Ngom di ànd ak femme bi ci mouvement social bi muy def nii léegi à l'occasion si Ramadan bi jour Laylatul Qadr dañ ci amoon yitte di def chaque jour benn Laylatul Qadr di jox nit ñi ñuy lekk loolu yëpp jëm ci social mais mbas mi moo tax tey loolu yëpp mënul nekk mais social dafa doon loo xam ne tey warul taxaw moo tax femme bi nekk ci taxaw ci togg ay berndeem ngir jox ko nit ñi ñu lekk te ñëpp xam nañ ne loolu lu baax la. Adja Fall nit ku baax la ku yërëm nit la koor wi di bu mu commencé gis naa lu muy def lépp lii yëpp moo ko def ko te ren gi moo tax kenn defu ko corona bi moo tax man dafa baax damaa bëggoon sa tuub ma nekk jullit moo tax ma bëgg a tuub pourtant damaa bëgg a topp ko ci ginnaawam nu mu nekkee moo xam rek lu mu nekk di wax ma pourtant depuis dem mbokk yi nag loolu moo fi gënoon a fës ci ay xibaar ci diwaanu Louga balaa ñoo tàqalikook yéen rek ñu fàttali leen rek li nga xamante ne si ne moom mooy situation coronavirus bi ci diwaanu Louga di la xam ne boobaak léegi fanweeri cas confirmé la ñu am ci diwaanu Louga kenn ki génn àdduna fanweeri moom wér nañu ba delluwaat nañ seen i kër kon mu des juróom-benn yoo xamante ne si ne ñi ngi fii ci centre traitement bi nga xam moom moo nekk ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga kon foofu lañ toll ci point corona bi Galaye Sylla moo leen doon jot li xibaar yi adu di gërëm bu baax a baax Ablaye Lo moo nekkoon ci technique bi Mbacke Mbodj ak it yaay tuuti